daal di ma jox chèque ma dem benn banque ñu retiré xaalis boobu ñu defal xale yi ci matériel tout financement lekk naan lépp mu nekk formation bu neexoon macha allah ñooñu tey ñoo ngi liggéey di gagné seen xaalis kon mu nekk taxawaay bu rafet boo xam ne taxawoon nag fii au niveau jox leen ay diplômes yu baax yu valable mu nekk taxawaay bu rafet a rafet buy tukki ni ñëwal lu muy def ni gàmmu kon maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm bu baax naka Mbuur yëpp dégg xam ni ku mën a jàppale nit la ku ko jegewul doo ko xam waaw il faut que ngeen jege ko comme ni mu ko waxee tout à l'heure ku mu gisul du la ma dimbali kon loolu moo nekk ci promotion de l'artisanat boobu nga xam ni moom la amee mu nekk lu am solo ndax la mu am bu ko defalul fii itam da ngay dégg waa Dakar ni moo baax waa Tamba ni moo baax waa feneen ni Kédougou ni ñoo baax ñun bu ñu bàyyee département de Mbour c'est pas bon kon loolu moo tax bay sawewu tànk su ma sañoon lépp loo xam da koy def si lu baax wala ñu di ko gërëme feneen ak feneen vraiment ju gërëme ko fii si biir département de Mbour ndax fii la fekk baax fii la juddoo fii la màggee kon vraiment bëggoon naa mu am ay résultats yu favorable yoo xam da koy am au niveau du département kon loolu laay wax si li nga xam ne en gros bëggoon naa ko wax di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ñaan FENAS sa kanam di wax ni bureau bu bees bi ngeen di fal na ngeen xam ni FENAS lu am solo la lu am doole la ndax ku ma fi nekkandooloon raaf nga ku ma fi nekkandooloon kenn déggatu la kon macha allah góor ak li mu nekk dëgg la ndax wolof moo ne lu yàgg dëgg la lu yàgg lu ne dëgg la te góor a yàgg na macha allah en 2000 fekk na ma am carte FENAS ngay déroulé ba léegi am na tailleur yi bu fi nekkaloon FENAF daan ko jox machine moo leble tailleur yi fii si Mbour waaw di lebal tailleur yi machine yi ndax yow da nga El Hadj Dieng dama doon bañ tudd tur léegi xam nga mu doon lebal tailleur yi machine daan ko fa jox mu représenté woon FENAF fii kon FENAF lu yàgg a yàgg la kon lu nangu liggéey te fa góor a tegoon tànk ba léegi ma nga fa kon lu baax la ndax li nga xam ne mooy rëq-rëqu artisan yi dafa bokk si liggéey naa ba pare su ma liggéeyee fan laa koy jaayee mu ne ñëw leen def club foire nga def club foire dem jaayi bitim réew ñëw ñun ñii dañu yenn sunu bagage dem jaayi bitim réew ñëw dellu si kon kooku def club foire ma ngay seet na nit ñi mën a suqali boo ñëwee wékk dana poussé dana tilim comme ni mu ko waxee woon sànq mu pare ni banque baa ngi nii au maa jox kenn muy lebal ka neex wala ku ko neexul léegi nanu ubbi banque mutuelle boo xam ngeen ñëwee ñu jox leen machine financé leen kon loolu yoon la yoon yi war a ubbi artisan bi yëpp góor a aj daf ko teg sur la table kon loolu nekk lu am solo loo xamee ne ngeen xam ne FENAS daal lu am solo la macha allah moom rek la ñu fi des nag si kuréelu artisan boo xamee ni mën na jëmale artisan kanam. muy installation bi nga xam ni dañoo ñëw si turu président national gunge kii di le président régional muy Cheikh Mbacke ñu installé ko à la date du 4 décembre 2019 mu nekk 2 ans et 3 mois 4 décembre 2019 lañ ko installé donc kooku ngeen war koy retenir cette date ñan ñoo ko installé c'est le comité de relance bi nga xam ne dañu fii teg à la date du 15 février 2018 la ñu président national woo Makaman Ndiaye mii gannaaw ko FENAF def na lu mat 26 ans ñi si nekkoon ñenn ñi yàlla def ñu wàcc liggéey ñenn ñi mag nañu amatuñu jot président yore ko pendant année boobu yëpp dem si lu mat ñaari congrès bi mu def à Dakar defe ko CICES amaat beneen congrès ñu defee ko Mbour hôtel Dior ba mu tëjee astafurlah Kaolack ba hôtel ba tëjee dañ ko ubbi defee ko fa te moment boobu je crois ni que ki ñu accompagné woon sax moo doon le ministre Boun Abdallah Dionne moo defoon travaux yi donc FENAF yàgg na yàggaay goo xam ni wax dëgg yàlla ay résultats rek lañu si kii relance bi nag li ko indi loolu rek la mais ma nga fa mu newoon waaw bi yàlla defee Makamaat mu wooñu ñu postuler lu ñu mën woo ñi nga xam ni mooy kàngamu ya fa nekk yu FENAF ñu dajaloo fa ñun ñëpp ku si nekk mënoon nga koo yore ña fa nekk ñëpp ku si nekk mënoon ngaa yore kuréel gi muy Patewo muy Ndoye Wade muy keneen ak keneen ñoom ñëpp matoon nañu plus de 30 personnes mais ku si ne mënoon nga yore kuréel gi relance mais à l'unanimité ñoom ñëpp ñu jiital ma
bañ wax ñu ne ma déet yow la ñuy jiital loolu moo waral jiite gi mais yëkkatiwuma benn yoon sama loxo ne jiital leen amul bañ naa ba tëdd ci suuf waaw kon nag loolu soo amee dafa jaral leeral parce que dama gis tout le temps ñuy wax dara ñuy xëccoo naa jiitam dama ko gis tout le temps amul lenn loo xam ne man dugg naa ci xëccoo si nañ ma jiital musut am parce que dama koy faral di wax ne bureau du meuble jiite ma mbooloo nga àndal di nga am ñoo xam ne ay noon nga am ci biir ku nekk yore commission yi du dox mu nekk frein moo tax noonoo yooyu soo amee ci biir man damay daal di déchaîné wu la ma war a wax dama leen koy wax kii xam na ma xaw ma ku ma xamul ne Amath Ndiaye mi ak bureau bi may jiite xam nañ waaw donc du parti politique tamit parce que parti politique ngay fëgg ci table ji wax lu la neex ñu woo la jox la dara fii amul loolu organisation professionnelle la ñu yore ku ci nekk da nga am xam-xamu liggéey ñaw comme médecine la man lii ma sol mënuma ko ñaw mënuma ko xamuma ko même sabadoor yéen ñuy dagg du sama domaine man je suis un spécialiste en costume 54 la papaam nekk tailleur diplômé de Paris loolu di dox seen famille moo frère am yëpp grand frère am laa njëkk a xam kon nag yëf yi comme médecine la rek même aw sa yi di defar mbaxane yi sax ci ñaw la ñu bokk di ko jaayalu cher nag ay 100 000 ki 200 000 lañ koy jaayal kon bokk ku nekk la nga nekk da nga siy nekk FENAF nag ñi mu woo mooy ñett ñii ñaw ñii cuub ñii ràbb 3 secteurs yooyu rek la waaw relance bi nag ñu ngi siy sant yàlla on est à 98% boo xam ne réussir nañ ko am nag retard bu metti retard bi li ko indi lépp mooy feebar bi fi jaar ak contrainte yi li si ëpp feebar bi la ni le 15 février ba ñu si installé waruñu woon génn 2019 waruñu ko woon jeexal te demuñu congrès yàlla def lii ñëw mais ñi ngi si suñu 12e région bu ñu installé tout récemment muy région bi nga xam ne moom la ñu mujjee 12e bi c'est à la date du 12 du mois passé à Diourbel moom la ñu mujjee installé mu doon 12e région mu dese ñu 13e région bi muy Fatick incha allah le 14 du mois bii ñëw dinañu installé Fatick mu jeex mu des nag congrès bi nga xam ni moom le président woote depuis lors mais dafa bëgg a joxe le flambeau aux jeunes loolu nag mu nekk loo xam ne lu diis la lu metti la te tamit li may wax naa bureau du meuble te na mu ko yoree wax dëgg yàlla ak li mu si def lépp bëggut pousse bi réere si jeunesse loolu mooy wax ki moo tax fu ñu faral di dem dinañu xool parce que dinañu xool ñan ñoo war a yore secteur bi am na si région yoo xam ne installé na mais installation bu région yooyu daanaka ay xaw ma ne moor ne lañ koy wax xaw ma ne moor waaw am na si ay communes yoo xam ne tamit pareil wante nag ay manque de formation da si am mais incha allah yooyu yëpp dinañu yaakaar naa ni avec ñii ñëw dinañu régler yenn yi nga xam ne au moins ay formation en leadership comme ni ñu ko defee si yenn régions yi en gestion comme yenn régions yi directeur jóge na fi mais yooyu yëpp mën na nekk parce que yore sa entreprise ba pare te xamoon nooy gérer tamit kooku xàmmewoo li war a dem sa poche yow sa wàllu bopp xamoo les amortissements xamoo li nga xam ni lii normalement soo ko si continuer sa entreprise day gën a suux loolu yëpp war nga ko am war nga am benn fiche client boo xam ni fu ñu la laajee kii maa ngi moom la ñoo defoonoon formation avec les Américains. Oui. En 1998 lañ ko defaloon 98. ak yow mi ne yàdd ak ñooñu. sur le grand livre nga xam ni da ngay am lépp à vue client bu la yoreel di nga xam client bi yoreel na ma te di nga xam tamit la totalité des clients liñ la yoreel feeg yaa ngi respecte ce journal liñ la yoreel heure boo ubbee journal bi nga ni kat maa ngi si 2 millions de crédit wala maa ngi si 400 000 de crédit da nga koy xam mais fi am na ñoo xam ne fi mu nekk ku leen laaj sa atelier ñaata lañ la yoreel xamoo ko
te ñun loolu jàng nañ ko depuis 1998 te loolu loo war a xam la même say stock bi nga yoree en fourniture métrage ak yooyu yëpp dañ la koy jàngal nga xam say stock en tissu xam say stock en bouton xam say stock looy stocké rek fourniture lépp da ngay am fiche boo xam ne saa yi doo ko génnee di nga xam li stock. léegi nag ñu ngi ko def ci tablette yi mooy comme yi ñu mujjee defal les 8 régions te 8 régions yooyu tamit presque lu mat plus de 50 millions état du Sénégal def parce que c'est par ADPME ci boppam ñoom ñoo ci jàpp ba formation ñu defal ko 8 régions moo tax am na ci régions yoo xam ni suñ ci déggul seen bopp rek ña def formation bi dañoo préféré yeneen région moo waral lu Thiès àggagu fi mais incha allah dina ñëw defee nañ ko Matam Ziguinchor ñoom ñëpp dañ leen jox tablette. non am na ñu ko wax am na ñoo xam ne wax nañ leen ko mais am na ñoo xam ne xamuñu ko. xamuñu ko parce que am na jour keroog bi ñu dajee xaw ma fan maa ngi naan mais seen tablette yi est-ce que yéen a ngi koy kii mu ne maa man ne tablette yi lii rek benn présidente région la. man ne dama siy kii ñu xamal ni ko tablette bi gaa yaa ngi lay suivre lañ si def lépp si liggéey ñoom ña ngi koy gis ndegam yaa ngi si liggéey wala liggéey aussi. ñi ngi def li ñu mën pour dimbali artisans yi rawatina nag tailleur yi nga xam ne presque ñun mat nañu 50% de l'artisanat mais 50% de l'artisanat ñii di jiite presque lu mat 125 corps de métier xaw ma 126 corps de métier 126 corps de métier 126 OPA presque FENAF ñaar la jël ñett la jël li si des lépp ay corps de métier la mais yéen ñi leen a masawu coono yan gi ngeen yenu diis gi mu diis fi ñu toll ñun rien que ñaar yooyu rek fii mu nekk coono gu rëy rëy la waxantuma nag ngeen jiite 126 corps de métier ñëpp na ngeen bëgg a dab seen mais nag li leen di yombal si corps de métier yi la dañu organiser wut en OPA comme ni FENAF def mais suñu organiser woon en OPA muy menuisier yi ñoom ñëpp ku si nekk organiser wu day yombal ñoom seen liggéey te loolu nag moom moo fi manqué waaw kon rek di leen wax rek bureau bi déjà am na loo xam ne souvent dinaa koy vérifier keroog demoon naa Géejawaay mais la ma fa jotoon vérifier mooy biñ ma wooyee ñëw dama ne tourné si kenn ne ko ana sa carte xam nga yéen a ngi voté seen élection mais dañu ko am carte du voté mais fi mu ne di nga si gis ñoo xam ne fi mu ne amuñuy carte depuis lors ñi ngi naa ñi ngi FENAF te seen carte jeex na ça fait 2 ans parce que 2018 bi ñu fi ñëwee léegi mi ngi si 4 ans carte bi mu génnee 2020 mars bii ñu si bari seen carte jeex na te renouvelé wul nga ni membre bii 12 6e mois 2021 12 6e mois 2021 12 6e mois 2022 si 6e mois bi lay jeex ah ah waaw jeexagut juin lay jeex waaw waaw donc loolu nag dafay baaxaale tamit ñey ne sa bureau ba ku si amul carte daf ko war a renouveler booleeg tam membre yëpp am carte booleeg tamit ñun responsable yi ñun ñii xoolal yii bi ñuy installé bi ñu waree kii ñii ñëpp ñi nekk si bureau bi yëpp dama ne leen bureau bi ñu si bokk ñëpp nañu viser pour 4 ans 4 ans yëpp dañ ko viser de 2018 à 2022 donc sa mars googu fii mu nekk léegi carte yi normalement ñun suñu carte jeex na renouveler fii mu nekk moom moo ñu war ñun ñëpp kon boog nag loolu ma wax ko fii la région de Thiès toute la région de Thiès yëpp fii mu nekk war ngeen vérifier loolu pour que quand même les cartes soient ñu renouveler ko pour chacun waaw loolu daal dinaa si insister te di leen wax rek bureau bi ki jiite wax dëgg yàlla ñu ngi si phase boo xam ni ñi ko jiital nañ ko jàppale surtout rawatina lu day ni département waaw parce que président Cheikh luy département fii mu nekk dese na ko yeneen département yoo xam ni war na ko installé waaw te gis naa fi nag manque
communication boo xam ne waroon nañ ko fee teg muy benn banderole nga xam ne tey su fekkoon banderole bi mi ngi fii li ñuy visionné lépp fu ñu ko sànnee dinañu xam ne fii kat FENAF département de Mbour moom lañ fi doon installé mais kooku tamit du point d'organisation de leen ko seet parce que y a tout le temps les banderoles ça parle waaw su manqué gënut mais waroon nañ ko fi def waaw pour une prochaine fois foo leen mënte installé muy commune da ngeen war a defar banderole yu kii cherut ay 5000 francs rek la nga am ko yi ñuy joxe nii si région yi yëpp pratiquement 5000 francs nga am sa kii su fekkee nag mën nañ def yu waa Ndar seen maire bi moo leen jàppale may leen banderole bu en toile bu am doole parce que kooku tamit ça parle waaw loolu daal laa doon tëjee si di ñaan rek yàlla bu yaakaar tas te Njoogu ni ko Amath waxee Caajaañ liggéey nañoo ak ñoom waaw maa ngi fàttaliku keroog bi ñuy fay te seen proviseur bi nu mu tuddati ah Mama Sougou bi mu ñuy woo fekk dañu kon benn virement irrévocable nga koy def waaw mais mujj gi bi mu encaissé maa ngi fàttaliku keroog weeru koor la ñu woo si kii nii ñëw leen jël seen xaalis bëggu mu fanaan sama tiroir ñu dawaat ñëw jël 4 millions yi delloo ko FENAF mu doon loo xam ni royuwaay la si au niveau de Thiadiagne na ma ko xamee woon la mu fa liggéey donc su yoree département bi nag war na élargir fexe ba ñaata commune moo fi nekk 16 communes yooyu yëpp nag moom si war na xar tànku tubéyam installé 16 communes yooyu yëpp ànd seeg le bureau waaw mu nekk des antennes nga xam ni FENAF na mu doon yëngoo dañuy commune bi day réunion su réunion le 10 sa 10e jour beneen 10e jour muy le 20 département bi réunion fekk les communes ba réunion su kii yooyu réunion nañu jox seeni doléance le département yéen tamit ngeen réunion jàllale 10 jours yeneen yi ngeen jàllale seen doléance région bi parce que tamit il faut information yi jàll parce que commune su ñu installé heure bu ñu réunion yow dañu war a jël li ñuy réunion lépp seen PV jox la ko nga xam li xew ci commune yooyu su jàllee nag nga jël ko tënku ko xaar ba département ñaata département ngeen am 3 départements yi président yooyu yëpp ñëw toog ak le président régional de Thiès ànd ak bureau ñu ñëw toog xool département yooyu jógee fii ñëw ngeen daje Thiès ngeen tënk wax li ngeen xam ne mooy doléance su communes yi ngeen joxe ko fa moom tam su ko jëlee loolu su ko jëlee da koy jël xaar remonté ko xaar ba président national woote ne président yëpp soxna naa leen ñu ñëw daal di joxe seen doléance au niveau du président national noonu la ñu war a dispatcher kii mais foog tamit PV di réunion di am ay réunion mensuelle la war a doon mais di nga si gis ñoo xam ne ñu toog 1 an wala 2 toog 3 mois 4 mois kenn du réunion loolu tamit doxul waaw loolu tax ma ne naa ko fàttali fii pour loolu xam naa noonu lay déroulé waat kon boog président kontaan nañu lool di remercier tamit toute l'équipe ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm di wax nag tamit lenn laay wax tout le temps les académiciens ñi nga xam ni mooy ñi nga xam ne ñuy jàngale ñëw d'accord ki yore atelier moom day jàngale ñëw mais man rawatina ñi nga xam ni yominte nit ñi nga xam ne lañ leen a formé ñu nekk ay bacheliers yoo xam ni yàlla def na que dañ fa def 1 an et quelque jàng ba am xam-xam te yemuñu si loolu parce que fa am yeneen ak yeneen yu ñu leen jàngal ñoom xam nañ ko am na yeneen yu ñu leen jàngal si biir gestion lépp jàngal nañ leen ko avant ñu leen di bàyyi waaw moom ak Samba Gueye Male ñoo fi ñëw toogal Paate ak kii di kii kan ah ñoom ñi xam naa leen bu baax moo kii parce que ñoom bi ñu def seen pratique def nañu 2 ans sama atelier muy tenit mi ak Samba Gueye Male waaw ñoo am xam-xamu ñaw lañu kon boog soo gisee sax ñuy wax xam-xam gi norme yi la moo tax ñuy wax mais ñi fi nekk ñëpp ay maîtres tailleurs lañu
mais normes yi les normes académiques la ñu bëgg ñoom suñu formé waa Fissel Magane gi ñu formé waa Joal si benn affaire ñu jox leen ku nekk ay 3000 4000 pièces su ñuy ñëwee ñee ñëw kenn du xàmmee lu Fissel Magane ñëw ak lu waa Joal ñëw looloo tax ñuy wax les normes ñoom loolu la ñuy jàngale mais ku si nekk soo daggee chemise ma dagg chemise kee dagg chemise ñëw yëpp benn dina xaw a doon benn mais dinañu xam ni bii yow yaa ko ñëw kii yow yaa ko ñëw mais ñoom sur les normes fi ñu lay jaaralee loolu la ñu bëgg pour ñu xalaat mel ni waa Tunisie ak waa Maroc loolu rek la. incha allah ñu leen jaajëfal. ma di nuyu tamit sama jarbaat bi di astu jërë ngeen jëf kon boog président Bafou sama rakk jële sa gannaaw Baye Sidi mais Baye Sidi soo nekkee si gannaaw kenn du la gis looloo tax ñu lay fàtte rek bàyyi ko foofu Diop la sant moom nag bés bu yàlla sàkk moom saa yi du ma yeewoo 6 heures du matin dinaa gis ni que toujours day yónnee ñaan yónnee nuyoo si panel national bi waaw kooku moom ñu ngi la si sant la gërëm. muy loo xamante ni lu ñuy rafetlu la tey mën nañu gis ni mbooleem communes yi nekk ci biir département bi maanaam am nañ fi représentant ci biir bureau bi loolu nag ñu ciy tàmbalee le président Ndiogou Diouf jóge ba Thiadiaye le premier vice-président mën nañu wax présidente soxna Tening Ndom madame Ndom moom mi ngi nekk commune bu Mbour deuxième vice-président bi mi ngi nekk Amdi Sarr jóge ba Joal troisième vice-président bi mi ngi nekk Adama Faye Ngaparou secrétaire général mi ngi nekk Saliou Diouf Mbour secrétaire général adjoint Marème Seck Sindia trésorier général Aliou Diop Joal trésorier général adjoint Aïssatou Faye Ngaparou bureau FENAF dafay am ay commission yoo xamante ni ay pàcc la maanaam commission yi ñu bari mën nañ ci dugg liggéey ci mu am commission bu ñuy wax chargé de l'organisation kooku Mamadou Camara mi ngi ci Mamadou Kama commission chargée de la formation Boubacar Camara Ngaparou Babacar la commission chargée club foire Rokhaya Mané moom doomu bàyyi Ibrahima Mané la bi nekk Ndey Assou nekkul sur la liste club foire kon Ndey Assou Diom ak Rokhaya Mané commission chargée des relations extérieures Fallou Dangoura commission chargée des affaires commission chargée de l'événementiel monsieur Mortala Ndiaye commission chargée des affaires sociales et domaniales maanaam FENAF dafa am kuréel goo xamante ni ci biir bureau bi dafay yëngu ci wàllu social mooy dem lente beeg dikkalante beeg jàppalante beeg ndimbal di ñu taqale ci ak commission bu ñuy wax domaniale président tudd na sànq wàllu coopérative wàllu terrain loolu mooy jubluwaay bi kon ñuy dégg baat boobu ñu xamee ko noonu kooku Seck Njéeme moo fa nekk Seck Njen commission chargée communication et technologie mooy intig yi mën nañ ci tudd Assane Thioune mooy ki nga xamante ni mooy naataango bi ñu doon liggéeyandoo section stylisme et modélisme
des ca waar wa bu tey metti démb neexoon na jàmbaar muy des ca waar wa jàmbaar ji rek naw naa la ngir sa liggéey Sénégal di ku leen kii ba ma woy ko almaami ma doon faal yow daal teral nga buur teral maa doola yow teral nga say maas Sénégal di ku leen kii ba ñu woy ko almaami ma doon faal waaw na ñépp takku fu la fayda bokk taxaw boole jikko li ñu am li ñu amul ñu fas yéene jàppale sunu jàmbaar gee bul tiit bul ragal gàcce ngalaama du jàmbaar mooy des ca waar wa Sénégal déggu leen kii ba ñu way ko dooxamu Abdoulaye way yow daal teral nga buur teral maa doola yow teral nga say maas waaw na ñépp takku fu la fayda bokk taxaw boole li ñu am li ñu amal li ñu am maa ngi leen di ziar waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay. waaw bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. damay siif micro bi ndax tey Tamsir man maa ngi fi ñëwal tey commune Grand Yoff nekk le premier vice président waaye jëmm ji toog nii tey lépp lu ma mën tey moom moo ko def ci man lépp lu ma mën tey waa Grand Yoff bu ñu xoolee tey li may def ci Grand Yoff ci kii laa ko royee dama daan toog man jël ay yéreem war a dem soirée wala mu war a dem feneen ma jël ay yéreem sol ko dem sama yoon musuma jënd dara lépp lu ma xam ci métier bi góor kii moom moo ma ko def kon Ndiogou maa ngi lay ñaanal yàlla lii ñu la yen yàlla na oyof jëmm yi jàppale leen ko ndax yéen dafa diis te département dafa fi nga xam ne mooy Mbour ci installation bureau du département de Mbour di Ndiogou Diouf président Ndiogou ñu ko doon installé ñu gis fi kilifa yu bari déplacé woon ñëw teew fi ñu nekk nii ak président Bafou collection mu am ci taxawaay bu rafet taxawaay bu ràññiku vraiment mobiliser teeri Thiès yëpp ñu déplacé wu ñëw fekk li nga xam ne mooy événement bi déplacé aussi ay oto ak ay moyens yu am solo ngir ñëw fekkee jotaay bi nga xam ne ci leen doon installé ki nga xam ne mooy président Ndiogou président ñu ngi leen jërëjëf Khadim Soumaré waaw sunu teewaay fii tey lu ko waral mooy ñun dañu nekk ay membre FENAF depuis début FENAF depuis président Ousmane Sène bi ko président Gora Agne di dénk donc buy dox di dox ba tey ñuy installé bureau FENAF Mbour c'est très normal ñu def une forte mobilisation ànd ak sunu président régional président Baye Cheikh Mbacké Mbaye ànd ak sunu président Mamadou Seck vraiment voilà ñëw teewe bis bi quoi waaye. tey jii ba doon laa sa message ci li nga xam ne waxtaanee nañ ko fii comme secteur yi nga xam ne mooy nekk secteur informel ñu gis ni lu ci bari des na ci ay accompagnement ay formation ay financement tey jii ban orientation nga ciy def ñi nga xam ne fekkoon nañ jotaay. waaw Khadim vraiment mën naa ne doyen Fall coordonnateur FENAF wax na lu bëri doyen Amath franchement wax na lépp quoi mën naa ne FENAF secteur de développement la quoi man projet yi ñu am ñoom je sais que bu ko état bi accompagner
secteur artisanal dina gaaw ci développé wu quoi waaye loolu man voilà loolu moom lu ma gëm la quoi. waaw lu ma gëm la quoi. loolu gëm la président. waaye ñu gis nga ñëw ànd ak délégation bu am solo président Mamadou Seck ak président Cheikh Mbacké Mbaye jiite ko ban yëg-yëg ngeen am ci couturier yi ba tout le temps ngi leen di assister. waaw kontaan ci rek directeur des programmes ñun ñaw bi lañ am. ñaw bi lañ am président Mamadou Seck aussi vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm fu ñu waxee secteur bi mu bàyyi lépp jóg ah bi ñu ñëwee fii aussi fekk fii kilifa yi ah ñoom président Mortala bu Mbour président Ndiogou Diouf bi ñu doon honoré tey bi ñu doon installé tey vraiment fekk fii waa chambre métier soxna Gamou Camara mu représenté président Amadou Matar Seye mu wax aussi wax yu rafet vraiment tey daal région de Thiès ñoo daje quoi région de Thiès ñoo fi daje quoi waaw macha allah Khadim. jërëjëf Khadim ñu ngi lay kontaanee. jërëjëf suñu frère Ndiogou dëkk Thiadiaye moom lañ doon installé ko muy def bureau Mbour bi waaw loolu ñu fi indi tey fii ci Saly waaw. tey jii au niveau de FNAF lan lañ mën a xaar ci téeri Mbour. kan ci FNAF li muy xaar ci tailleur Mbour waaw comme li mu ci xaar ci tailleur yëpp rek mooy ñu ñëw ku amuloon carte ku amuloon carte nga jënd carte mën a bokk ci FNAF pour que FNAF am na njëriñ ndax FNAF njëriñam kenn du ko werante waaw xam nga lu ne fàng kenn du ko jeex te FNAF am na njëriñ boo xam ni néew na kuréel booy bokk bu ko am FNAF c'est international sax fi mu ne li ñu desee nag mooy bu ñu paree ci fii dañoo jëm Thiadiaye dañoo jëm dëkku Macky Sall ba Fatick bu ñu jógee Fatick dañuy dem Tivaouane bu ñu jógee Tivaouane nag dañoo bëgg a génn war nañu installer Burkina war nañu installer parce que président loolu muy ambition bala moo dem congrès war na installer Mali Burkina sous région bi yëpp dafa bëgg a installer ginnaaw loolu def Dakar bu ndaw yeneen région yëpp nañu indi oto yu ndaw mais Thiès ak Diourbel la bëgg financer leen ñu wut kaar yi déplacé wu ñu fekk ko Dakar feesal salle ba incha allah rabbi. incha allah congrès bi kañ la. congrès ba nag jàppagul date bi dafa bëgg bu ñu installé bureau yi ba pare rek ñu jublu ci congrès bi incha allah. président ñu ngi lay gërëm. kontaan nañu lool. merci beaucoup kooku mooy président Cheikh Mbacké Mbaye moom la ñu amoon di waxtaan ak moom bu defee dañuy jege rek bu ñu mënee am mortala rek incha allah mortala ñu wool ñu mortala rek ñu ñëw waxtaan ak moom fii ci RTT TV ci télévision des artisans de Thiès incha allah président ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay. tey ñu doon installé ki nga xam ne mooy Ndiogou Diouf di sa xarit. tey ban yëg-yëg ngeen am ci bis bi. bon di ko rafetlu nag kontaan ci lool aussi parce que Ndiogou c'est mon frère tey vraiment ku nekk xam na ambition ay qualité vraiment nit la koo xam ne nit ku am engagement la Ndiogou lu mu la xas wax wala ba donc na ci taxaw donc na ko taxaw fédération bii ma jiite ku ma jàppale la parce que mosul jóg sama wet c'est mon frère tey Ndiogou kontaan na mais est-ce que maa ko ëpp kontaan parce que lii vraiment sedd na sama xol nga xam nga fu mu toll waaw. tey jeunes yi lan la ñuy xaar ci FNAF tey. non jeunes yi li ñuy xaar ci FNAF foog naa ne FNAF jeunesse bi ñoo ci war a gën a mën a bénéficier en ce moment parce que FNAF bu dul dara dañuy regroupement boo xam ne dafa am organisation boo xam ne nii foog naa ne képp kuy artisan wala nekk tailleur au niveau fi ñu toll nii moom la ñu soxla mi leen ci formation ci ni lay gungee ci côté organisation confection ci xam-xam ci matériel ci tout foog naa ne organisation bu mel noonu benn la Sénégal te ku leen reproché foog naa dëgg vraiment donc dinañ gis yoon bu jub yoonu yokkute la quoi. merci président merci beaucoup merci beaucoup mon frère merci. merci. aca mbokk yi am nañu mbégte ci bis bi daje fi ak ki nga xam ne mooy président Mamadou Seck di président regroupement des tailleurs de la région de Thiès mu am ci taxawaay boobu am solo ci bis bi ak membre yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi yëpp au niveau de Thiès président ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mame Bamba maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. président tey nga teew fii ci Mbour ci installation bureau départemental ban yëg-yëg nga am tey ci bis bi. waaw ànd ak délégation président Cheikh Mbacké Mbaye nga xam ne ci coordinateur
délégation bu président Bafou mu liggéey ci liggéey bu am solo ku ne xam na ni njabootu tailleur ñun ñëpp benn lañu te rawatina bu ñu amee ay kilifa Baye Cheikh Mbacke Mbaye sonn ci FENAF ba tey mu jiite bureau régional bi tey bañ dee installé bureau départemental ñun bu ñu jiitee wax dëgg yàlla buy dem waruñoo des ginnaaw dañu war topp ci ginnaawam ànd ak une forte délégation de vice président Malick Fall gis nga ko ak délégation bi nga xam ne moom la ñu àndal ak waa RTT TV yëpp ngir ànd ak moom gunge ko parce que loolu moo ñu war parce que loolu moo koy sagal donc loolu moo war a tey suñu teewaay ñu fekk suñu frère aussi Ndiogou Diouf Thiadiaye ak président Alioune Sarr mu nekk liggéey bu am solo ñoom Mor Talla ñoom Fall Dangoura li fi génn tey ci ay idées yu am solo la ñu ñaanal leen rek yenn yàlla def ci jàmm ndax ñëpp ñoo ci gagné ndax ñun ñëpp ay membre lañu FENAF ñun ñëpp ay membre lañu feneen ñu ay membre lañu feneen kon nag bu FENAF xewlee tey ñun dañu war a une forte mobilisation ñu ànd ak président Cheikh Mbacke Mbaye gunge ko tey sagal ko ci bés bi ba mu xam ne tey Thiès kenn demul mu des ginnaaw. muy lu am solo président ñu gis en général tailleur yi léegi dañoo am esprit de ànd waaw di boole seen doole di yëkkatandoo di tegandoo tey loolu ban yëg-yëg ngeen ci am ban message nga ciy lancé waa Mbour. loolu moom Khadim message bu ñuy lancé la yàlla na sax tailleur yi nañu am esprit de solidarité ndax wane na ko ñu war a boole suñu doole ku xewle nit ñi sotle la jàppale la ba mu réussir loolu mooy suñu ànd ndax booy ànd di xeexub tailleur xewle ngay xeex tailleur dañu jëmale kanam dañuy fekk bu tailleur xewlee ñu xeex ko ba lépp taxaw loolu mooy esprit boobu te loolu bokk na ci li ma gën a neex ci loolu mooy bu suñu mag yi xewlee wala tailleur yu xewle ñun ñëpp ñu futteeku laxasaayu àndandoo ba mu réussir ñu nekk ci leneen loolu daal vraiment neex na ma ci ànd bi te ñu ngi ñaan aussi mu sax ci membre yi. ñu ngi lay gërëm. jërëjëf xam ñu ngi lay sant di la gërëm ak sa équipe technique bi nga àndal yow saa su nekk du ma ko tàyyi di wax xëy na liggéey bi ngay liggéey ñu bari xamuñu ko mais man xam naa ko ndax tey jii keneen ku fi nekkoon di ko def dañ koy fay waaye yaa ngi ciy liggéey am solo yàlla na yàlla defal jàmm ak sa équipe technique bi Bintu Thiat ak ñeneen ñi mu àndal ñëpp jërëjëf sant nañ gërëm. jërëjëf président loolu mooy kàddu yu président Mamadou Seck muy ay kàddu yu am solo mu wax ko jëmale ko ci li nga xam ne mooy équipe RTT TV ci seen engagement waaye seen gëm-gëm ak seen nangoo sonn ci liggéey bi nga xam ne président Mamadou Seck moo leen ko dig waaw loolu lu am solo la bu ko defee rek noonu la ñuy doxee gis nañ fi yeneen mbokk yoo xam ne ñëw nañ ci bis bi muy waa Pout ñii samay mbokk lañ nekk ba Pout vraiment nekk ay nit ñu engagé disponible lu xew ñu bàyyi seen i yitte ñëw fekk ko sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu bari di kontaan ci invitation bi wax dëgg yàlla tey ñu ñëwoon fii si niveau de Mbour ñu monté fi cellule bu c'était la première fois nag si loo xam ne wax dëgg yàlla maanaam amoon nañu dañ kumpa gi ngir maanaam teewlu ko wax dëgg yàlla ndax gis nañ fi tamit njàngat moo xam ne wax dëgg yàlla ci sunuy papa ci sunuy mag sunuy nijaay sunuy lépp wax dëgg yàlla teew fi ñun nag c'était la première fois ñu ñëw fii monté cellule ndax bi ñuy déglu FENAF yàgg na wax dëgg yàlla waaye li ci découvrir tey mosu ñu woon a xam ne métier tailleur wala métier artisanal dox na egg na fii wax dëgg yàlla kon tamit wax dëgg yàlla lii moom mbégte la suñu fierté la ñun de doo ju ko tardé wax dëgg yàlla ñun niveau de Pout amaana mbooloo bi délégation bi ñëwoon bari na ñu ànd ak suñu membre bureau bi ku ci mel ni tonton Ismaïla ak Ahmed Ciss ak Assane waaw mu nekk kontaan boo xam ne wax dëgg yàlla li ñu fi gis tey wax dëgg yàlla moom kontaan nañu seen suñu xol ñun benn bu ñu jàppoon métier bi dañ koy jàpp fukk ba cellule bi ñu doon moo de tey ñu ñaan yàlla tamit yàlla mu jëm ca kanam ak kanam ñu préparé la suñu bos ñu tam xam ne fan yi bi néew incha allah dinañ ñëw pour monter ñu cellule ndax wax dëgg yàlla gis nañu FENAF ni muy doxee te yàgg nañ koo dégg te tonton Amadou Fall mu ngi si wax loo xam ne ak tonton Gora Aaj mu ngi ci wax loo xam ne wax dëgg yàlla ñun doy nañu sëkk wax dëgg yàlla bokkul ci regroupement yi nga xam ne am na pertement gis nañ ci réussite totale wax dëgg yàlla ñu ngi ñaanal nag ñi ne secteur bi yëpp yàlla defal leen si jàmm defal leen sutura defal leen teranga ñu bañ a séddale dara seen ginnaaw ba ñu fekkee njariñu lépp wax dëgg yàlla waaw kontaan nañ ci yow tamit lu bari di kontaan tamit ci télé Pout bi rajo bi wax dëgg yàlla ci télé bi ndax gis nañu ni ñuy teewloo wax dëgg yàlla ni muy teewloo artisan yi rawatina ñun ñu dëkkee Pout ndax lu ñu xewleek ak lépp mu ngi ci teg loxo kon dañuy ñaan yàlla def tawfiq taysir ba li ngeen ci bëgg yéen a ko xam yàlla yegale ko ci barke yonent bi ci barke weeru koor gi amiin muy lu am solo mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Pout di ay jàmbaar taxawaay bu rafet vraiment nekk ay membres regroupement des tailleurs de la région de Thiès lu regroupement bi xeloo ñu ñëw participer ci nekk ay jàmbaar ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ziar di leen bàyyi ngeen ñëwoon teew tey ci Mbour muy teewaay bu am solo ban yëg-yëg ngeen am ci journée bi tey
waaw am na solo lool nag parce que dañ ñëw tey wax dëgg yàlla ànd ak Baye Cheikh Mbaye mi nga xam ne moom moo jiite région FENAF ñu ñëw tey ñu doon installé tey ci département bi ki ñuy wax Ndiogou Diouf président Ndiogou macha allah ñu gis fi nag lu am solo parce que ñoom ñëpp wax dëgg yàlla def nañ ko ci fair play macha allah aussi ñu kontaan ci lool daal ànd ak délégation bi jóge Thiès macha allah kontaan nañ daal si installation bi macha allah am na solo. dafay mel ni tey téer amati na ndam. waa téer moom macha allah parce que chaque jour dafa am loo xam ñu ngi ñu koy bàkkee muy téer yi dañu organiser wu te déjà lii wane na ko kon nag ñuy ñaanal rek téer yi ñu gën a nekk ci dynamique bi parce que am na solo kon daal téer amati na ndam waaw amati na ndam waaw amati na ndam. jërëjëf président Malick. jërëjëf merci beaucoup. mu nekk premier vice président bu regroupement des téer di nit ku yàlla baaxal nit koo xam ni taxawaayam rafet na lool bu ko defee président Ndiogou bu photo woo ba pare rek ñu jël ko waxtaan ak moom ci cër bi nga xam ne tey jox nañ ko ci bis bu màgg bi nañ ma wutal benn jigéen wala ñaar nag mu ñëw ñu waxtaan ak moom ci bis bi incha allah président nuyu nañ la. ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay. félicitations. merci jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax. sas bi tegu na sa kaw de. sas bu oyof toll moo sax moo tegu sama kaw ndax gis naa ñi ma àndal. dëgg la bon boo ànd ak staff boo xam ne yéene nañ la pour ngeen bokk liggéey jàpp naa ne sas bi du diis. waaw du diis jàpp naa loolu parce que ay borom xolu jamaa rek la àndal. waaw dafay mel ni kon sa xel dal na ni di nga def résultat bu positif. non incha allah dinaa ko def ndax caaya laa ko njëkkee bañ fal ma ñëw fii département Mbour jiite ko kon jàpp naa ne ni ma defee caaya résultat war naa ko mën a def si département bi quoi loolu ma am naa ci njort bu rafet waaw. lan ngay wax membre yi nga xam ne tey ñoo topp sa ginnaaw. xanaa ñu ànd ngor kenn ku ne xam ne mbooloo mooy doole parce que kenn mënu dem bàyyi sa morom te métier mi ñu bokk nii dafa nekk métier noble kon bu ñu kenn ku ne jàppee rek yaakaar naa fi ñu bëgg a egg nañ fa egg daal waaw. président Gora Athie doyloo la président Cheikh Mbacké régional doyloo la ñu teg la fii tey ci Mbour ñoom ban message ngay lancé ci ñoom pour ñu taxawu la ci Mbour. ñu bari na message yi ma gën a bëgg ñu jàppale ma comme ni ñu ma jàppale woon ci Thiadiaye parce que sama premier depuis 2006 laa bokk FENAF suñu premier financement bi ñu ma njëkk a jox 4 millions lañ ma financé dugal nañ Thiadiaye li mu dee 30 machines yoo xam ne defal nañu 3 formations yoo xam ne pour Thiadiaye la kon bi ñu jëlee département Mbour pour ñu yan ma yan bi jàpp naa ne ci département bi moo gën a yaatu kon formation yi dinañ bokk ci li ñuy bëgg mu gën a bari dinañ bëgg ñu gën ñoo jàppale ñi ci formation yi bu baax a baax parce que formation yi mooy yokk mooy njariñ bi formation moom comme ni ko ñëpp waxee boo amul formation rek manqué nga le bari kon ñun formation rek bokk na ci li nga xam ne li ñuy mébét la te bëgg nañ mu dooleen ñu si quoi vraiment bëgg nañ mu jàppale ñu si baax si formation ak ay financement ak accompagnement daal mu jàppale ñu daal waaw loolu daal bokk na ci bu baax a baax. muy lu am solo président dina la dégg incha allah bu ko defee ñu ngi lay gërëm président. waaw mais ñi ngi lay gërëm di la jox sa wàccuwaay ndax dañoo bokk luñ mënta séddoo du man ak yow dañu bokk luñ mënta séddoo kon dèjà bu fekkee ne def nga interview saman damay sawar pour wax ci parce que li nga may laaj xam nga ko li njariñul téer xam nga ko li téer bëgg xam nga ko kon boo ma laajee ci téer rek damay sawar pour kontaan si wax ci mais jàpp naa ne maa ngi la musaanaal woo sax naan la bëgg naa invité benn jour nga invité ma parce que bëgg naa def benn débat foofu parce que yooyu dafay am solo quoi. président dañuy ñëw spécial fii nga xam ne mooy Mbour wala Thiadiaye fekk la fa am ak yow émission waxtaan ak yow ci milieu artisanal. waaw loolu dinañu arrangé bu baax parce que mois de mai bi sax ñu ngi préparé benn défilé boo xam ne avec ak ministre El Hadji Omar Youm donc bu taxawee bëgg nañ yow nga couvrir ko loolu moom dinañ ko dox bu ko defee événement boobu jàpp nañ ne yaa koy couvrir parce que kii wàllu waan si dëkk dafa tëggut comme dañ doon wëri fi ñuy dimbale biñ gisee koo xam ne suñu yëfi bopp suñu moomeelu bopp la yaakaar naa ne duñ ko jéggaani muy lu am solo te RTT day dox ci li nga xam ne mooy événementiel incha allah bu bis bi accès rek dinañ ñëw lépp lu ci war ñu def la koy ñu ngi lay gërëm président. jërëjëf kontaan nañu. muy ku am solo di Ndiogou Diouf président Ndiogou ñu ko doon installé muy membre regroupement bi am ci taxawaay bu yaatu liggéey ci liggéey bu rafet boo xam ne duñ ko fàtte mukk bu ko defee ñu ngi fi ak soxna yu baax yi nga xam ne ñoo ñëwoon teew Absa Diop ñu ngi lay nuyu. sëñ bi ñu ngi lay fay. di la nga teewoon ci bis bi. waa di la ziar teew ci bis bi di jàppale di soutenir Ndiogou ak tamit département bi yëpp ndax man maay présidente départementale de Mbour.
di leen ñaanal ñoom yéen biñ ko yennee yàlla na oyof ci kawam yàlla na sedd guy lim ci bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal di wax nag partenaire yëpp ñu ñëw jàppale ko parce que dëkk bi di nga am compétent di nga am tamit mbooloo mais day des mais bu jàppantee ku mel ni président Pam Ndaw yaakaar naa ne lépp lu mu bëgg incha allah dina ko am te dina ko jàppale dina ko dooleel ba ñun ñii ñëpp ci sunu ginnaaw ak seen ginnaaw yéen ñëpp ñu xaj ci yàlla na ko yàlla def di nuyu waa Thiès yëpp parce que Thiès laa dëkk kër Cheikh Ibra Fall di leen nuyu di nuyu sama yaay maam say Kanji ak Sodo Ñing yow yaay Fall Pire baax waa di leen ziar waa merci beaucoup jërëjëf yaay booy ñu gërëm ko sant ko bu baax remercier ko ci kàddu yu am solo yi nga xam ne moom la yëkkati bu defee dañuy jëlaat beneen yaay booy rek ndax ñoom seen taxawaay dafa am solo léegi ci wàllu culture bi ak couture bi yaay booy nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay ku baax. nga fàttali ñu tur bi ak sant bi. Ndeye Astou Diom di couturière jiite club foire département bi waaw. département de Mbour. tey noo gisee bi journée bi nga xam ne tey ñoom moom lañ doon installé ki nga xam ne mooy président Ndiogou. ah macha allah am na solo. ñu koy ñaanal yéen bi yàlla na ko yéen ko jàmm. vraiment président Ndiogou nit ku baax la. nit ku xam ne nit ku ouvert nit ku bëgg nit. parce que man depuis ñu ngi bokk depuis ci fédération tailleur yi. mais amul loo xam ne bu duggee sax ci panel waxaat su ma ko oowee téléphone ci suuf ne ko président bul duggaat dootul dugg. donc mu nekk ku jox nit cër. ñu koy ñaanal lii ñu ko yenn yal na ko yàlla oyofal. te liggéey bi yàlla na barkeel bañ koy dégg fépp ci barkeelante bi. amiin muy lu am solo gis nañ jigéen ñi léegi ñu nekkee ci secteur bi nga xam ne mooy couture tey jii ban message nga leen lancé pour ñu ñëw fédéré ci association yi ak regroupement yi. sama mbokk jigéen yi ma leen ne gën a conscientiser. pour ñu bokk ci fédération FENAF surtout. parce que booy bokk ci dara nga bokk ci lu lay jëmale kanam. parce que ñun depuis 2018 ba léegi. yaakaar naa ñu ngi liggéey ak FENAF. liggéey bu am solo macha allah ñuy ñaax suñu mbokk jigéen yépp ñu gën cee góorgóorlu gën cee dugg te lii ñu commencé yàlla nañ ko eggali ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na ci ñëpp am. yàlla nañ ci am dégg ak topp di gërëm tam DG parce que jóg bi yombul woon waaye macha allah parce que jógee voyage barki démb nga nekk di wër ay dëcc yu nekkoon ci commune bi tey nga xëy ñu ne la tey la ñuy koor nga jógaat ñëwaat nekkaat ci lu mel nii vraiment yombul ñu koy remercier bu baax a baax di ko sant di ko gërëm ak autorités yi fi ñëw yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla. merci beaucoup yow tamit ñu ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup yéen tamit seen taxawaay rafet na. ñu ngi leen di ñaanal li ngeen bëgg ci seen télé bi yàlla na ko yàlla yokk. amiin yaa rabbi. parce que vraiment artisanat dajale ko yombul. waaye yéen a ngi ci di bay seen waar di def lu ngeen mën ak lu ngeen mënul. yàlla na leen ci yàlla defal tawfiix ak taysiir. yàlla yokku leen ba ñëpp gis leen ci barke yenent bi. ba seen télé bi nekk national au niveau national. amiin kontaan nañu yaay booy ci ñaan yi yàlla na yàlla nangu ñaan yi ci barke weeru koor yi bu ko defee mbokk yi ñu ngi leen di tàggu foofu di gërëm équipe technique bi nga xam ne tey ñoo déplacé woon ñëw fi nga xam ne mooy Mbour dirigé par Thiat mu Serigne Saliou ci taxawaay bu am solo bi ak doomu ndeyam Bintu moom nga xam ne ñoom seen coalition boobu mooy loolu mu ngi noonu bu defee ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen wax ni RTT TV nii lay def lépp loo xam ne soxal na artisan dinañ ci déplacé wu dem won leen la fa xew tey ñu ngi woon ci Mbour ëllëg ñu ngi feneen ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon incha allah.